Merci beaucoup Arona Sangote, mercredi 26 septembre 2018. Bienvenue dans votre émission Ëttu Ndaw ñi comme chaque mercredi nag saa su ne bu heure bi jotee nag 16h15 nag ci fii ci studio El Hadj Omar Foutiyou Tall Safina FM 98.2. asalaamaaleykum ñu nuyuwaat képp ku ñuy déglu nag rawatina nag sunu PDG Thierno Amidou Yorobana ñu koy nuyu di ko ziar moom it ak sunu directrice madame Ñuma Gange ak képp kuy technicien ak technicienne bu nekk ci rajo bi journaliste yu góor yeeg yu jigéen yi nekk ci rajo bi yëpp ak sunu ustaas yeeg yaa sayda ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu waaye it ñu ngi nuyu ki nga xam te ne nag mooy fidèle auditeur Safina FM di El Hadj Malick ak képp koo xam te ni yaa ngi safoo di tiitaro di ndamoo Safina FM ak Mère Ndioufa moom it ñu ngi koy nuyu moom it bu baax di ko ziare Mère Ndioufa moom it ci soppe Safina FM yi la bokk. Bienvenue dans votre émission Ëttu Ndaw ñi comme ni ñu koy waxee nag saa su ne mercredi tey ji nag comme ñu ñëwati feneen ak ci beneen thème actualité mën nañu sax thème bi yàgg naa def actualité jur na coow marche nañ fi coow xuloo na ñii ne dina jàll ñii ne du jàll ñii ne nag coow luy fan lay mujjee ndax bu jàllee du indi gàllankoor ñii ne nag ba xam bu jàllee dina soppi lu bëri ci doxalinu askan wi wala rawatina it ci ndaw ñi waaye nag dina xam dina soppi lenn loo xamante ni nag ci noonu la ndaw ñi di dundee wala noonu la ndaw ñi di def loolu nag du ma ci sore nag damay bàyyi samay invité ñu daal di nuyoo rek ñu daal di door jàll ci thème bi daal di ubbi su ko defee ñu daal di ubbi waale ligne bi nag askan bi daal di mën a dugg nag waaye laata may sore nag damay dalal samay invité damay dalal Nancy Niang moom it sage-femme la ci hôpital Nabi Choucair Nancy ma bàyyi la nga nuyoo ak auditeurs yi. asalaamaaleykum mbokku auditeurs yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu bu baax invitation bi te di ñaan yàlla ñu commencé ci bismillahi rahmaani rahim jeexalee ci alhamdulilahi rabbil alamin merci beaucoup Makoro ci invitation bi. Merci beaucoup yow it ci disponibilité bi nga am waaye nag ma bàyyiwaat Maguette moom it mu nuyoo. waaw asalaamaaleykum nuyu naa la ñoom Makoro maa ngi leen nuyu di nuyu naa si suñu invité bi di nuyu rajo bi yëpp di ko jiital si suñu président Alice teg suñu directrice madame Ñuma Gange di nuyu techniciens yi di nuyu journalistes yi si kër gi yëpp di nuyu parcelle 1 ba 26. jërëjëf Maguette jërëjëf Nancy defe naa yéen a ko déggandoo waaye nag comme ni ma ko waxee léegi-léegi bi may introduire nag defe naa ñu ngi fi waxtaanee thème boo xamante ni nag yàgg nañoo bëgg a voté loi bi nag ñenn ñi nag d' accord nañu ñenn ñi d' accord ñu yàgg naa toog fii di ko wax ne en tout cas daal droit de l'homme war na cee wax waru cee wax waaye nag thème la boo xamante ni nag war nañ koo teg ci table bi ñu waxtaanee ko fii di assemblée di penc ndaw réew ma ak fépp fu mu war a doon war nañ koo toog xool parce que ndax diine ñi sekk même ñi yëngu ci diine sax man yaakaar naa ne war nañoo mën a yëngu ci mbir moomu loolu mooy lan avortement médicalisé su ma waxee avortement médicalisé dañuy def un pierre deux coups dañuy daal di cofaale tuuti sax ci li nga xamante ni moom la ñuy wax sexualité précoce maanaam ndaw ñi nga xamante ni dañuy teel a xam li nga xamante ni moom mooy néegu sëy waaye nag avortement médicalisé mu nekk benn dem boo xamante ni nag dafa xaw a complexe suñ koy tekki ci wolof mooy nga yàq biir ci anam boo xamante ni loi bi may na la ko wala charte réew mi may na la ko waaye nag est-ce que diine may na yàq biir loolu tam débat la bu ñu war a wax waaye nag nekk na aussi loo xamante ni nag war na indi ay gàllankoor ci société bi waaye nag lan moo laata muy indi gàllankoor lan mooy indi loolu lan bu ndax lépp loo gis mu ne kët ni jonn am na fu mu jaar moom loolu la ñuy wax cause conséquence mooy gàllankoor la maanaam bu loolu amee ba pare lan la mën a jur te xam te ne ay jafe-jafe la loolu ci conséquence la bokk mu nekk avortement médicalisé ndax boo gisee jamono ji askanu Sénégal fépp coow li xuloo boo demee si tribunal yi rawatina tribunal yi surtout boo ci duggee 5 cas ci 7 cas wala 10 cas ci 15 cas wala 7 cas ci 10 cas boo ci jël problème mu si néegu sëy lay doon yeneen yi problème mu jur doom sànni ñi ci ëpp surtout jigéen ñi man yàgg naa toog fi ne jigéen bu ci yàq biir dañ koy jël tëj bu demee ci école ku jigéen ki dañ koy dàq waaye nag ana ku góor ki dans tout ça waaye nag defe naa nag dañuy ubbi ligne bi 88 620 95 la ñu daa def benn introduction bu ndaw naa si defe naa soo déggee thème bi avortement médicalisé sexualité précoce ci côté ndaw ñi yéen ñi nga xam te ni yéen yëngu ci mbir moomu lan ngeen ciy wax en quelque sorte. Makoro xanaa di balaa may commencer di sant samay waajur ñëpp. ak kër ga ma jógee di waa Njaayeen ca Cambérène maa ngi sant ñëpp bàyyuma kenn kaw ba suuf. donc comme ni nga ko waxee rek lii suñu thème la parce que ci la ñuy yëngu chaque jour. donc bu ne sexualité précoce donc en quelque sorte ci ndaw ñi lay commencer. mënoo liggéey ba wàcc te amoo ci cas mënoo liggéey ba wàcc te
recevoir benn xale bu ndaw bu ñëw soit di jël planification familiale wala mu ñëw ndax problème mu règle alors que grossesse moo làqu ci ginnaaw règle boobu muy wax donc ñu gis ni sexualité précoce bi ci ndaw ñi cause yi ñëpp xam nañ ko dañ koy fàttali rek ndax xam nañ ne réseaux sociaux yi mi ngi ciy jouer rôle bu important mais aussi sunu aada yi nu bàyyi adapté sol mbubbu jàmbur donc là ça pose problème donc loolu boo seetloo moom mooy cause bi ci ëpp ci sexualité précoce xale yi léegi amatuñu pudeur amatuñu personnalité donc parents yi am nañ ci benn part de responsabilité loolu bu ñuy tëj dinañ ko wax parce que loolu ci solution yi lay jëm mais nanu xool ni cause yi lu ci ëpp réseaux sociaux yi di ci jouer un rôle très important WhatsApp yi film pornographie ngeen baal ma ci terme yi ci biir kii YouTube bi et cetera donc loolu day permettre xale yi ñu dugg ci loo xam ne moomuñu ko ñu dugg ci loo xam ne xamuñu ko donc loo ci xamul da nga ciy dañ kumpa ne xaaral ma dugg xam ñam ko ba xam lu muy saf donc le plus souvent te buñ demee ba xam lu muy saf da leen di indil gàllankoor donc cause yu ci ëpp noonu la donc réseaux sociaux yi da ci jouer ak sunu tradition bi nu bàyyi ginnaaw surtout defe naa Maguette li mu jot a wax leer na nañ ndax amoo loo ci sànni waaw li mu jot a wax leer na nañ comme lu ko naa si waxee rek def na introduction bu am solo parce que xale yi comme ni mu ko waxee rek dañoo amatul pudeur waaw parce que dañoo xamatul fu ñu bokk daal ñun dañoo bàyyi aada ak cosaan waaw fu mu toll nii jamono ji dafa changé comme ni ñu koy waxee parce que tamit moom mi ngi wax léegi ci biir wax ni parents yi dañ ci am part de responsabilité am nañ ci part de responsabilité bu baax sax parce que tamit sa doom tamit boo xoolee fépp fu muy dugg da nga ko war a xam fu muy génn da nga ko war a xam mais xale dina gis xale bu ëmb ba avorté te parent du ko xam wala xale bu jekk saa dem hôpital di ut ay pilule wala ñuy ut ay comme li ñuy wax les méthodes contraceptives yi comme ay piqûre wala ay pilule comme di ko utiliser pour bañ a ëmb wala ñuy bañ a pour ñu bañ a ëmb daal waaw parce que tamit dañoo war a xam ne ñun ay sénégalais lañu dañoo war a xam ne ñun ay doomu julli lañ dañoo war a xam ne suñu réew bi kilifa gu nekk tëdd na fi waaw kon nag dañoo war a def nànk bu baax a baax xam fu ñu teg suñu tànk Macoura yéen xale yu góor tamit kenn demul gis maa ngi ñëwaat léegi ci yéen balaa ngaa ñëw si ñun nag dañuy daal di déglu Arona premier reportage bi ñu xam te ne jot nañ ko def ci télé bi muy xam te ni moom mi ngi jot a wax ci li nga xam te moom mooy suñu premier thème di sexualité précoce ñu daal di dellusiwaat léegi ci plateau bi sexualité précoce bi en tant que bàjjanu gox ñun lu ñu ci jàngal yépp mooy li nga xamante danger bi nga xamante ni moom moo ci nekk mooy mën na entraîner xale yi ba ci maladie infection sexuellement transmissible da koy andi day andi avortement clandestin day andi aussi dinañ jur doom ba pare ñoom daal di koy rey infanticide mu indi leen emprisonnement yooyu yëpp sexualité précoce da koy andi moo tax en tant que parent tout le temps dañu war a waxtaan ak suñuy doom waxtaan ak suñu njaboot di leen tette di leen yee ci teel sëy bi ñuy teel a sëy ndax xale yi dañ koy dem defi te doo ko xam mais boo leen ci yeewee naxtaan ak ñoom dinañ xam danger bi ci nekk ñu war a mën a toog téye seen bopp ba keroog yàlla di leen may jëkkër góor ñi yàlla di leen may jabar parce que da leen di andil musiba bu baree bari parce que teel a sëy dina dem ba mujj gi di leen indil sexualité bi dina leen andil loo xamante ne tey infection yoo xamante ne tey dina entraîné ba ci sida bii nii da koy andi teel a sëy da koy andi teel a sëy dina leen dem ba di leen dugal ci ñiy dem di cagatu ji te yooyu yëpp noonu teel a sëy rek moo koy andi en tant que parent tout le temps ñi ngi nekk ci sensibilisation boobu noonu pour waxtaan ak ado yi pour waxtaan ak yaay yi pour waxtaan ak papa yi pour waxtaan ak képp koo xamante ne rek xam na ni porteur de voix nga pour nga xale yi mën na dellu ci waat seen xel ci ñoom def naa yéen a ko déggandoo nag leer na naññee dañuy daal di ubbi ligne bi 88 628 10 95 88 628 10 95 naa si Maguette defe naa yéen a ko déggandoo kii wax léegi di bàjjenu gox wax na ko léegi mais man conséquence d'après jàngat bi ma jot a def bi ma wàccee si tali bi def samay enquête ay nit yi ma dajal ak ki nga xam te ne jot nañu waxtaanam nee na 50% ci nit ñi nga xam am ci diggante 15 ans ba 19% dañoo séropositif moom bàjjenu gox bi wax na ko léegi li nga xam te ni mooy cas yi mooy conséquences yi nee na sida 50% maanaam genn wàll gi am 19 ba 15 19% 15 19 ans 15 ans ba 19 ans 50% yi dañoo séropositif maanaam dañoo yore li nga xam te mooy jàngoro bii di sida waaye nag mu waxaat leneen li nga xam te ni nag moom mooy maanaam dëkku sopp maanaam bëgg a xam découvrir la bi ma am na reportage boo xam te ne dina jàll ci deuxième partie bi keneen ki ma ci kii ci daj moom waxuma ko ci micro mais daf ma ko wax carrément ne li gën a tax sax ñoom ñu gën a xam li nekk ci biir néegu sëy moom nee na day jàngi école ñu koy def lu ay cours SVT yenn cours yoo xam te ne théorie yàgg naa ko wax fii ci plateau yi ne théorie bu yàggee pratique moo siy topp parce que dañuy bëgg a xam parce que buñ toogee maître di leen wax wala ñu leen di jàng naan leen lii chaque fois te xamuñu lan la dañuy bëgg a découvrir moom nee na ci cours SVT lay gis affaire yi ak
ak dese affaire yi finalement mu am li nga xam te ni moom la ñuy wax envie bi dem découvrir xam li ko nee na ci noonu foofee la jaar ba yàqu ba mbir mi nekk loo xam te ni mooy mën nañu wax ne feebar la si moom mu nekk mbir boo xam te ne man ma ci li ko bàjjen wax gox bi waxee mu nekk loo xam te ni c'est un peu partagé ci côté parent doom mais en tant que élève surtout. donc li nga wax léegi ci sa reportage boobu ci laay ñëw mu ni SVT yi muy def théorie mu dem ba mujj bëgg def pratique bi découvrir li ñu koy jàngal lan la. donc SVT boobu dafa bokk ci enseignement général bi. te la sexualité n'est pas un sujet tabou tamit. parce que boo bañee wax ak sa doom li nga xam ne moo ne ci mbir mi. bu yàggee moom day jéem a seeti keneen ku ko waxal. donc jàng boobu war koo pousser c'est pas une raison que mu dem di découvrir la pratique. parce que juste dañ ko doon xam physiologie jox ko anatomie jigéen. anatomie góor ak sëy parce que tôt ou tard day dugg ci vie sexuelle. donc warul commencer activité sexuelle am bas âge di làqatu ci gannaaw dafa théorie donc day dem pratique. donc kooku c'est l'éducation qui est la base là-bas. donc moom elle wala il n'a pas reçu une bonne éducation donc kooku moom moo bëggoon a découvrir à son propre gré donc ça n'a rien à voir ak li ñu koy jàngal. ñun ñëpp jaar nañ ci ñun ñëpp ñoo bokkoon classe ma kura donc jàng nañ SVT. donc loolu taxul ñu yàqu en quelque sorte. donc kooku bu mu làqatoo ci gannaaw théorie parce que loolu enseignement général la. donc mënuñu ko dindi ci biir enseignement. donc loolu daf ñuy tax ñu xam ñun suñu bopp parce que nit dafa war a xam boppam xam anatomie physiologie de la femme. ak de l'homme de ce fait mu xam ne lii nii lay demee de tel moment boo gisee règle après tel moment ci ngay mën a jël grossesse et cetera. loolu da nga ko war a xam. parce que da ngay dugg ci vie bi. donc pour vous dire que mun la entre 15 et 19 ans ñu ci bari dañuy attraper VIH c'est parce que soit mooy li nga wax rek sexualité précoce ñu jéem ko utali ci seen bopp. soit ñu joxe leen ñu sëy à bas âge. donc loolu tamit ci la bokk sexualité précoce parce que sa doom boo ko mayee 14 ou 15 ans kooku teel naa xam sëy n'est-ce pas léegi bu demee ba sëy boobu am problème mu tàqalikoo ak borom këram voilà les conséquences. problème bi foofu lay amee donc commencé na vie sexuelle après à un certain moment ñu dagg ka donc da koy bëgg àggale n'est-ce pas donc pour mu bëgg ko àggale léegi nekkatul ci buumu sëy day obligé di génn ci mbedd mi di ko uti feneen pour satisfaire à ses besoins donc loolu moom mooy indi muy dem di prostituer wu par exemple prostitution ngeen baal ma ci terme bi wala mu dem di fréquenter ñoo xam ni li ñuy def ci moom baaxul donc day bëgg satisfaire coûte que coûte ses besoins alors que parent bi foofu moom mooy responsable parce que da koo mayee bas âge donc mariage précoce aussi faaw ñu dugal ko ci biir sexualité précoce. Maguette. waaw comme ni mu ko waxee rek Macoura théorie égale pratique. xale yi parce que la moo tax ñu koy pratiquer mooy seen parents yi dañ dul waxtaan ak ñoom. xam nga jamono bu njëkk sa yaay boo duggee ci boo commencé gis mbaax rek sa yaay da lay woo avant sax laay wax da lay toog di waxtaan ak yow ba nga commencé gis mbaax day waxtaan ak yow naan lay lii ak boo ko defee da ngay jël grossesse di waxtaan ak si mais léegi xam nga la parents yi ñoo amatul benn temps toog di waxtaan ak xale yi. loolu moo tax léegi lii am di am. waaw moo tax léegi lii am di am moo tax parents yi dañoo war a di waxtaan ak xale yi bu baax a baax di leen yeesu yu bari ndax xale yi comme ñu ngi ci réseaux sociaux yi WhatsApp Facebook bu ñu ci nekk ak di dugg YouTube dañuy seetaan ay film pornographique te bu ñu ko gisee di ko xool di ko dañuy dem di ko defi ji waaw réseaux sociaux yi tamit rôle bi mu ci joué tamit man moom wax dëgg yàlla dama koo contre parce que tamit xale boo jël jox ko tablette defal ko wifi ca kër ga baral ko néegam xam nga ni kooku du def jàmm day ñëw di xool di seetaan di gëstu di ko te loolu muy gëstu bu génn ci mbedd mi da koy dem di ko defi ji te la muy def sax yow doo ko contrôler te li muy def yow doo ko contrôler doo ko yëg da ngay bàyyi ba dara ni kët ni jonn biir juk rek nga commencé sama doom nangam yow su paree nag yow nag xam nga da ngay bañ gàtte yow yaay ji soo paree nga jug dugg ci planification familiale yi di ko jéem naan da ngay yàq ay xale bi parce que loolu tamit mën na jur ay yeneen feebar daal mën na sax ñàkk ba kanam te mbir boobu sax li ci ëpp sax man damay indexé li ci ëpp ay célibataire la ñu marié duñ def yooyu marié dañ koy soxlaa def ma kura yooyu baneeri rek la war a doon en quelque sorte parce que ñoom ñoo xamul mbir mi ñoo ko miinul donc ci ñooñu la ñuy ëlbatiku comme li mu wax sànq rek ci affaire parents yi moom laa commencé bi may débuté donc bu njëkkaan boo gisee sa mbaax sa yaay da lay woo
ni la en un certain moment di nga gis sa mbaax mais nii lay demee ak nii boo demee ba gis ko sa yaay da koy yëg ni la moytul lii des nag di la contrôle mais léegi loolu amatul nit mën nga commencé gis mbaax lu yàgg sa yaay du ko yëg laay keroog wax naa ko ci benn émission hôpital sa yaay indi la naan la moom de règle douloureuse moo ko indi moom de biir bi dafay metti nii la koy def fekk xale bi ëmb na ba sot lu mu yàq biiram lay wër par exemple donc loolu moom mooy conséquences yi di topp ci point bi ci topp n'est-ce pas 88 628 10 95 88 628 10 95 moo nekk li nga xam te ne moom lañ fi waxtaane tey ngeen mën a dugg buumu jokkoo bi mooy buumu jokkoo bi nag ngeen dugg ñu waxtaane ko waaye man dama ba tey ci jàngat bi parce que man nee naa leen lii man du nekk loo xam ne dama maîtriser parce que damay wàcc ci tali bi di gis façon bu nekk gis dama koy gis waaye bu nekk it damay daje ak moom waaye bu nekk it damay waxtaan ak moom waaye mu nekk loo xam te ni nii ci pays occidentaux yi lu mat 15 ans ngi nii Sénégal a ngi nii jamono ji mën nañ ni foofu fi la raay bi téye ne daanaka moom Sénégal ak yi nga xam te mooy dëkk yi nga xam moom la ñuy wax ay Cameroun Congo mais daanaka Sénégal dëkk yooyu nga xam te ni ñoom dañoo mën naa ñi ma ko mën a tudde dañoo joggatiku Sénégal léegi dëkk yooyu lay diiranteel mbagg te pourtant taxaw fii ne Sénégal par exemple Sénégal dëkku diine la Sénégal nit ñu baax ñi mais Maguette wax na ko sànq mais man Guèye gisoo ma ko man dama naan Sénégal jamono ji ci dëkk yooyu nga xam te ni dañoo mën nañ ni dañoo joggatiku dëkk ñooñu lay diiranteel mbagg jamono ji ci diirub 15 ans wax naa ko fi léegi ne entre 19 15 ans 50% ñi ngi ci zéro positif donc cela veut dire que 70% ba 80% ñëpp découvrir nañ li nga xam te ne moom mooy mbirum sexualité parce que forcément parce que boo gisee séropositif fu mu am rek cela veut dire que loolu am na fa ndagam sax du carrément sida du loolu moo koy joxe sax carrément mais ci la bokk moo nekk voie bi nga xam te ne moom moo ci gën a kawe waaye man li may laaj mooy ana waa CCA waa centre conseil ado ñoom ba tey mbir mi man dégg gu ma leen wax si pourtant ñu ngi si ba léegi de Makoura ndax tey sànq rek maa ngi doon waxtaan ak benn sage-femme fee si Cambérène parce que tamit nee na tamit kii yooyu dañ koy dund parce que da ngay gis nee na benn xale bu fa ñëw xale bi bu ñëwee day toogoo ñoom daal di ko wax naan kaay day pour mu jox ko ay pluie wala mu defal ko kii planification familiale mu defal ko planning familial léegi bu ko defee sage-femme bi nee na man damay waxtaan ak xale bi xam nga xale da ngay waxtaan ak moom danaan koy lii boo ko defee wóorul baaxul am na ko xamante ne nee na man benn xale dafa ñëw di ko wax mu ni ko man maa ngi ni ba ma sëyee ba léegi aw ma doom waaw ma sëyee ba léegi aw ma doom comme yow mi sa lii téye ko wala mu ni ko na ko jox ay garab nee na bu koy jox garab da koy jox garab yoo xamante ne day dëgëral ëmb bi mais du yàq ëmbam mais Makoura bu ñu doon def noonu gëm naa ne yi conséquences yi yëpp ñuy wax ni yëpp du ci am mais am na ñoo sage-femme yoo xamante ni dafa am loolu lu leen jiital mooy xaalis imagine man mu dal ma dem gis naasi mi sage-femme la ma ne naasi man de damaa bëgg a yàq sama nga ñëw daal di ma xas ma doo ko def su ma yëkkatee benn 300 000 wala 400 000 neexal bokkal ko ci ruq bi naasi dina am fu mu jaar ak man waaw keneen def ko non sage-femme yi foog ñu ñëw ma parce que sage-femme yi kan doom de parce que biir bu fi yàq ñoo ko yàq leen sage-femme déet xama donc du li mu waxee sànq foofu laay ñëwee parce que loolu mu wax ça existe bel et bien parce que am na ñoo xam ne dañuy ñëw gis sage-femme ni ko dama bëgg def lii dama bëgg def PF par exemple mooy planification familiale de ce fait sage-femme bi da koy wax ni ko normalement ci biir liggéeyam amul droit bañ xam nga parce que ci droit wam la ne c'est une patiente comme toutes les autres donc da nga ko war a recevoir defal ko li mu bëgg mais da nga koy mel ni kuy wax ak sa sœur wax ak moom mais doo ko gëdd meloo ni yaa ko yilif da ngay waxtaan ak moom xamal ko ni ko conséquences yi lii la ëllëg mën nga dem ba mata sëy ñu maye la nga dem bëgg am doom doo ko am par exemple donc conséquences yaa ngi noonu wala nga def ko sa buttu njurukaay dagg xaw koo wax ay choses yi nga xam ne mën na koo reculer loo mais kenn ku dem ba ëmb ñëw daal di fekk la ci sa bureau ni la mankat dama am règle douloureuse maanaam bu may gis sama mbaax sama biir dafay metti léegi kooku ñëw seet si la yow en quelque sorte ndekete mi ngi lay teg piège kooku dafa ëmb dafa bëgg nga injecté ko benn produit pour que ëmb bi daal di yàqu alors que bu nu gisee méthode planification yi du yàq ëmb donc faaw nga def un bon examen maanaam seet xale bi ba xam réellement ndax mi ngi gis règle am interroger ko wax ak moom n'est-ce pas bu fekkee règle douloureuse la nga defal ko ay garabam mu dem bu fekkee du loolu dafa ëmb nga xamal ko ni ko ëmb bii kat yow kat dangaa ëmb dama lay def test ëmb nga yaa ngi fi ñëw di ma wax règle te yow xam nga ni da nga ëmb léegi nag benn affaire laa lay wax man bokk en quelque sorte ni may defee laay wax léegi yaa ngi dem mais sama bët bi teggiwuma ko ci yow lu ma yi boo fi duggaatee fii ci hôpital bi ñu ni ma avortement la wala ma dégg la beneen hôpital ñu ni da nga avorté dinaa xam ni yow yaa ko yàq
donc pour vous dire que avortement médicalisé ñëwagul sunu réew fii gisuma fi nga ëmb ni bëgguma ëmb ñu yàq ko amut da ngay def kañ say manœuvre daal di def ñëwagul mais papier la boo xam te ni mi ngi assemblée nekk nëgandiku ñu war ko voter. donc après ngeen ñëw ci sage-femme yi ngeen xam ne ni buñ leen bokkalee xaalis ñu daal di yàq biir loolu moom métier boo gis wala kër goo dugg di nga fa fekk ku sikk donc yooyu du ñàkk ci ñun ndax ñun dañuy jëli suñuy éducation suñu kër indi ko fi ñuy liggéey mi ngi mel ni yéen rajo bi bari ngeen mais kenn ku ci ne day jële éducation këram indi donc ku ci ne am na ñoo xam ne doyluwunu am ñoo xam ne lu nu am moom lañu doyloo donc ki nga xam ne mi ngi def loolu mi ngi yàq métier bi mi ngi yàqaale deru ñeneen ñi nga xam ni bokkuñu ci parce que ku ñëw jox la xaalis nga yàq ëmbam benn tooñ nga yàlla parce que rey nga bakkan ñaar def nga loo xam ni sa liggéey ba ngay waat di prêter serment waxoo ci woon loolu donc gis naa ne loolu problème d'éducation la ak ñàkk doylu waaye aussi li nga xam te ne moom mooy planning familial yéen sage-femme yi est-ce que nit tey bu waree ñëw ne planning familial moom cundum noonu kese noonu doy na wala da ngeen war a am accord jëkkëram wala accord ay parents am non pas du tout gis nga nit bu ñëwee ni dafa bëgg def planification familiale ñu dañ koy recevoir déjà dalal ko comme ni ngeen ma def tey dalal ko daal di koy wax li ko indi laaj ko mu wax la ni la man dama ñëw pour def telle méthode nga génneel ko valise bi nga xam ne moo def méthode yëpp nga ne ko bii am na expliquer ko bii am na expliquer ko bii am na bii ñett at la bii ñaari at la et cetera wax ko benn bu ci ne mu tànn ba ka neex léegi yow ci sa biir interrogatoire ça veut dire booy waxtaan ak moom ci la lay wax ni marié na ou marié wul bu marié wee pour yow nga lijjanti ndax jëkkëram d'accord na ci ou pas loolu question la juste boo koy laaj mais loolu du sa yoon newu ci doo dàq benn patient ni que demal jëli sa parent wala demal jëli sa jëkkër donc loolu ça nécessite pas présence su keneen donc moom bu ko bëggee ñëw charte du malade bi ñuy taf ci buntu hôpital bi may na ko mu jënd ticket dugg sa bureau ni la lii laa bëgg nga defal ko kon koy yéen su ma déggee yéen a tax léegi xale yi gën a ñeme pilule du lendemain pilule du lendemain c'était juste bi ñu koy génne loolu pour ñi nga xam ne dañuy sëy tey seen jëkkër jël leen nuit de noces ñu bañ a jëlaale ëmb pilule du lendemain 72 heures lay durer donc waruñu ko jël di ko jëlaat bokkut ak pilule simple yi pilule simple yi mooy tablette bi 72 heures mooy ñetti fan autant pour moi 3 jours donc loolu benn comprimé la nga naan ko en prise unique bokkut ak beneen bi nga xam ne tablette bi dafa bari ay pilule loolu beneen pilule la donc pilule du lendemain mooy benn bi nga xam ne marié yi dañ koy faral di jënd pour que ñu bañ a jugaale bu fekkee seen jëkkër mi ngi leen di jël mais bokkut ak yeneen pilule yi nga xam ne xale yi dañ koy jël xale yi nag bu ñu ñëwee ci bureau wax la ni la lii laa bëgg nécessité wul ay parents nécessité wul quelque chose comme ça donc yow sa liggéey dala ni nga jox ko léegi nag ça dépend l'âge parce que xale bi mën na ñëw du maturégul nekk ay 14 ou 13 ans ñooñu ay xale lan waaw léegi foofu nan ngeen koy dalale ak nan ngeen koy wax ak yoon lan la wax foofu donc loolu en quelque sorte li ma gis ñu koy pratiquer genre yooyu duñ leen nangoo jox méthode bi parce que ay xale lan quand même kenn du leen jox bas âge boobu benn méthode bi mais ku am 18 ans jëm kaw ñooñu laa leen di wax ñi nga xam ne mature nan magum jëmm lan mais ay xale yu tuuti boot seen saak jóge école du ñu ñëw comme ça nga jox leen méthode bi di nga leen mën a jox rendez-vous ni ko xoolal tey dama jàpp par exemple ñëwaatal beneen jour te booy ñëw nga ànd ak sa nijaay wala nga ànd ak sa papa wala sa yaay pour wane ni moom nangu na pour ñu defal ko bokkut ak ki nga xam ne dafa majeur koo xam ne moom boppam elle est libre donc en quelque sorte mais ku moom boppam te amagul jëkkër est-ce que da ngeen koy nangu di ko defaral donc ku moom boppam te amagul jëkkër gis nga jëkkër ñàkk am jëkkër ci xale boo xam ne majeur na bokkul ñun suñu yoon mayu ñu jël ku nekk ci ligne bi 88 628 10 95 allo salaamaaleykum waaleykum salaam na ngeen def ñi ngi fi rek sëñ bi noo tudd ak fay wootee maa ngi tudd Pape Mor Pape Mor waaw dëkk Yoff Pape Mor Yoff waaw ñu ngi lay déglu ñu rafetlu waxtaan bu baax jërëjëf yéen xamal ne ñu dëkk bi li koy àq sol bi fu la bokk dëgg la colin gi xale dañ koy ji nga ko jëndal yére yu baax nga dem jëndal ko ay dagg di yére mel ni kuy jaay boppam même boo defaree sax yow ba mu baax sa biir kër buy génn si mbedd mi di yàqu dëgg la parce que bu génnee dina gis moromam yor portable mu bëgg ko mais bu ko bàyyam bañ a dugg jënd wala yaayam dina fexe nu mu ko amee dëgg la te loolu yëpp jëm ñu koy tàggat xale dañ leen bàyyi rek ñu def lu leen neex te loolu man rafet lu ma ko dara sa doom bu yore portable amul njëgam yow bàyyam wala yaayam war na kàllaaj fu mu ko jëlee absolument waaye bu ñu seetaan yooyu toog di leen xool rek
mais nii daal ñun xale yi dañu découragé ci ñoom. rafetul. est-ce que âge bi xale yi di yor portable dafa teel. ay 18 ans ay 15 ans sax nga yor portable boo xamante ne yow sa bàyyi sax yoru ko nga bëgg ngaa yor di dox ak moom. fañ nga ko jëlee. dëgg la. est-ce que bàyyi xool nag wala yaay. bàyyi bi si xool li jënd wu sa njaboot. ba yow ma fi yaat. billaay di nga am duma yu méttee méttee méttee. dëgg la. xale yi ni ñuy def rafet baaxul dara. jërëjëf Pape Mor defe naa li bu wax jot na leer moom mi ngi waxaat ci beneen côté li nga xam te moom mooy coli ni maanaam xale yi ni ñuy mi ngi moom mi ngi indexé relation bi Maguette wax léegi diggante parent ak doom moom eggul yéen ci seen domaine mais aussi man dama jàpp ne loolu waxoon naa fi ma loolu dama ni bas âge la mbir mi lépp loo gis këtt na jonn cause bi foofu la déparé éducation de base waaw éducation de base mbir mi foofu la déparé way Maguette loolu mu wax dama ci ànd ak moom mais xale da nga koy solo ju jot mais gudduñ toon yi da nga gis xale 14 ans wala xale 15 ans mooy génération 2000 yi rek mooy suñu booy mooy génération 2000 yi waaw suñu wujj yi dañoo xaw a doy waar de suñu doomee génération 2000 bi imagine da nga gis xale bu ndaw jël tubay sol ko désiré ko ba yow boo ko xoolee sax sa yaram bi day daw wala mu solo la ko xool koro topp nga xam ne jumbax bi di feeñ ak lu la di attiré est-ce que yére yu jot yooyu comme yéen ni ko bëggee wala ni ko diine bëggee mais jamono ji yére yooyu amatul ci marché bi waaye amatul ci marché xale ngay jëndal jiñ mu désiré ko da ngay jëndal xale tubay mu désiré ko mën nga ko jëndal la nga xam ne moo toll ak jamonoom te du sol yenn yi am na yenn partie yoo xam ne ci jigéen bët sax rafetul di ca tegu te jigéen buy juri ji ëllëg nekk ji mère de famille war na di bàyyi benn souvenir boo xam ne ëllëg bu wonee doomam ay photom du ca sëgg yére yooyu ngay wax kenn waxu la nga muuru ba muur say kanam mais nga sol lu yiw ñu jëlaat keneen ki ne ci ligne bi allo waaw salaamaaleykum maaleykum salaam kooku Ami Ndiaye ñu ngi nuyu naka mu sant alhamdulilah sa waajo la ñu déglu waaw man kii laa étudiante sage-femme madame Ndiaye moom sama monitrice la dëgg la waaw en fait dañuy kontaan aussi ci thème bi parce que actualité la dëgg la mais man je me dis que ni comme ni ngeen wax sànq rek li ngeen wax ne lépp bas âge la parce que je me dis que ni boo yoree sa doom à bas âge nga commencé di ko yedd ci yenn affaire yi bu commencé gis ay règles nga di ko wax aussi ci ndaw dëgg la parce que à partir de ci yenn âge yi nga ko mën a wax ci ndaw bi nga xamante ni nii ak moom lu mu mënti doon dina préserver wu parce que dina ne man sama yaay jàngaloon na ma lii sama ndaw waxoon na bu ma ko yàq moo tax ëllëg sama borom kër naw ma et tout ak lu mu mënti doon moom dina préserver wu ba du ñemee def yenn yi ak tamit comme ci dugg léegi di wax ci colin beeg yooyu yëpp mais aussi di nga yar sa doom tamit nga génn société bi yàq ko dëgg la tamit xam nga problème yi nekk ci yëpp dafa bëri ba nga xamante ni dañu influencé dañu influencé ci xale yi ñu ngi rafetlu bu baax di wax un gros coucou à madame Ndiaye naw nañu merci beaucoup waaw may profité di nuyu waa institut santé service ñëpp sama élèves yi l'ensemble des sages-femmes et des infirmiers et l'ensemble du personnel institut santé service di jiital ci kaw madame Badiane sunu directrice donc Ami Ndiaye kii SF3 la mi ngi nekk sage-femme 3e année ñoom ñoo war a génn ñu leen di ñaanal yàlla yombalal leen seen diplôme yi te mu jig leen donc Ndiaye Diatta li nga fi wax yëpp dëgg la kon man da xam naa après kon dinaa dem defi concours sage-femme bàyyi journalisme quoi déedéet non sage-homme gars yi balaa maa gën fii ñu may kenn signé ko toogal ba mu signé ko wala nga dem nekk gynécologue ñu jëlaat keneen ki nekk si ligne bi 88 628 95 allo oui allo kooku salaamaaleykum man la Aïssa Sène Aïssa Sène ñu ngi lay nuyu naka mu ça va sant yàlla bu baax naka yow la ñuy déglu maa ngi woote Médina Aïssa Sène Médina jërëjëf ana waa Médina ñu ngi ci jàmm waa Médina ñoo ngi ci jàmm waaw dëkk bu neex maa ngi nuyu ñëpp plus particulièrement madame Ndiaye sunu monitrice sunu sage-femme boo xamante ne sunu royukaay la daal dëgg la parce que tamit nekkut ne dafa ñoo jàpp seulement parce que daf ñuy jox ay cours mais daf ñoo jàpp comme ñun ñooy ay rakam yu mu bokkal ndey ak baay yaakaar naa conseil yi ñuy jox sax à part mu ñuy jàngal métier bi rek buñ ci référé wu rek sax duñ am problème dëgg la thème bi ngeen andi tey nag am na solo trop parce que dinañu permettre sax ñun ay xale lañ ay ndaw lañ aussi mais dinañu jàng dëgg la
ay dagg na mën Aïcha nga donc Aïcha maa ngi lay nuyu moom sama sage-femme 2e année la moom it maa ngi koy nuyu bu baax di rafetlu. waaw léegi dañuy daal di pause foofu dem dugal noddu daal di dellu soit suñu 2e partie bi nga xam te ni nag dañuy daal di génn li nga xam te ni mooy carrément thème bi daal di attaqué suñu 2e thème bi nga xam te moom mooy avortement médicalisé ñu daal ci wax carrément gars yi après 2e partie ci noddu bi sa ngote acca. Avec ses pyramides, ça c'est mathématique, c'est... Vous écoutez Safina FM 98.2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Samaganyangi Domo Afrika berlekami Yaga dinadani Chigeo kenduko jamnani Nenala samaganya Anasutura bifinyo mamba yibon Diko yura fejinyo ranyewon Tefamel ni denyu bayi sunyu yon Baga askano lu nyu momuton Dege khamsa bob badan You walk looking a dong, africain. Et fier de ce que nous sommes. Fier d'être africain, je suis africain, donc je suis. Mes ancêtres ont souffert le martyre pour que je puisse relever le défi. C'est à moi de porter le flambeau. On ne peut pas mettre en lambeau. Pour mettre KO, il faut minimum une armée de 100 000 Rambo. Et à ton propre histoire, raconte des histoires. La plus grande des civilisations est née en Afrique noire. L'Afrique a inspiré le monde avec ses pyramides, sa science, ses mathématiques, ses symboles et ses signes. Elle crée à l'écriture avec les hiéroglyphes du temps des pharaons. Tu crois pas, vas-y, demande à Agé. Dakar à Marseille. Anasutura bifinyo mamba yibon. Diko yura fejinyo ranyewon. Tefamel ni denyu bayi sunyu yon. Baga astano lu nyu momuton Dege khamisa bob badan You walk looking a dong Dege khamisa bob badan You walk looking a dong Africain Et fier de ce que nous sommes ñu ngi daw jëm feneen ni wàcc nañu andi xeex suñu ngand yi fekk borom jikko yi dandi foo daw di nga wéy laale jëm fa nga jóge di nga doore fa la wëre du fu sore afro sama doole na nga ma ko xoolee gëm sama démb doon nitu tey nga xam si xeetu baat fa goowe africain ku la xat foo ñaawe africain xoolal def lu ñu ŋaange africain seen jóg du fi gaawee ku la xool dina seet fan la day ŋaañeeg sa bopp xam fi nga bokk mel ni garab reen banqaas sa xob duñu fàtte ñu jóge ndax panafricanisme dañu suñu xel démb kanamu maam ñu gis mën a jaami bis ñuul métis tekin Osiris carbone 14 suñu waat ñu gis histoire bi daal grand-père petit-fils Anasutura bifinyo mamba yibon Diko yura fejinyo ranyewon Tefamel ni denyu bayi sunyu yon Baga astano lu nyu momuton Dege khamsa bob badan You walk looking a dong Africain Et fier de ce que nous sommes Bamako, Singapour, Angata.
merci beaucoup Arona Sangote de retour pour la deuxième partie de votre émission Ëttu Ndaw ñi nag ñu daal di dellusiwaat ci dernière ligne droite bi ginnaaw bi nga xam te ni wax nañ li nga xam te ni nag moom moo di li nga xam te ni moom moo di sexualité précoce li nga xam te ni mooy gàllankoor yi cause ak conséquences yi fi mu soqee ko ba fi nga xam te ni nag mooy càppaandaw gi ba foofu nga xam te ni moom lay jur di li nga xam te ni mooy jafe-jafe yi nga xam te ni moom lay indi nag loole nag defe naa liñ ci jot a wax ak gëstu yi ñu ci jot a def yëpp defe naa dégg ngeen ko nag ak li nga xam te ni nag moom lañ fi suñuy invité sage-femme yi wax ak li nga xam te ni ñoom lañ fi ñu fi jot a woote li ñuy jot a wax defe naa dégg ngeen ko wax nañ fi li nga xam te ni moom mooy conséquences yi wax li nga xam te ni moom mooy cause yi ak fi nga xam te ni nag moo dox ci diggante xale bi ak parent bi ak li nga xam te ni mooy ñi ci hôpital bi ak ñi ci xale mu nekk loo xam te ni nag ñetti pàcc yëpp ñoom ñoo ko séq ñu dellusiwaat nag ci deuxième partie bi nag daal di fas yéene waxaat li nga xam te ni nag moom mooy avortement médicalisé bi nga xam te ni nag sexualité précoce moom moo waral ñu nar a fas yéene indi loolu wala sax loolee beneen bi bu ci nekk daal mënul te dem bàyyi morom wala coow bu ci indi rek fokk benn bi fekk si morom bi 88 628 10 95 88 628 10 95 mooy buumu jokko bi ñu daal di dellusiwaat ci deuxième partie bi ñu fas yéene wax li nga xam te mooy avortement médicalisé Nancy avortement médicalisé 2013 ci atum 2013 dañ am kaana bu prison bi fii ci ginnaaw 40 détention provisoire yoo xamante ni 40 nit maanaam ñii 40 nit yoo xamante ni nii ci dañ doon jéem a yàq ëmb ci bu ñu sukkandikoo ci li ma ndaw si wax ne loolu moo tax bu ñu xoolee mbir mi def ko jàngat ñu ne est-ce que tey jotul ñu mën a def li nga xam te ne mooy avortement médicalisé ndax lan ñenn ñi seen i mag moo leen di violé ñenn ñi seen i nijaay moo leen di violé ba ñu tox fa jële fa ëmb maanaam ay mbokk yoo xam te ni tey bu mbir mi it yeggee tey fi mbaxane doonee benn mën naa yàq mbokk en quelque sorte mën naa yàq mbokk defe naa ci li ma ndaw si jot a wax ci sama xam-xam bu gàtt defe naa loolu moo tax ñu fas yéene dugal li nga xam te ni mooy avortement médicalisé waaye it est-ce que tey loolu tax du tax tey keneen ku xale bu jigéen bu dem foo tey ba jëne ci lor est-ce que tey kooku tey du dem ñëw taxaw fen ne sama nijaay moo ma violé wala sama papa moo ma violé wala leneen ak leneen. waaw merci Makoura ci jotaay bi encore une fois waa avortement médicalisé boobu ngay wax man de sama bopp man d'accord ma ci pourquoi parce que li xale bu jigéen boobu wax dëgg la ci cas yooyu instinct kii bi nu mu tuddati kaaw instinct boobu muy wax ñoo xam ne affaire yi viol bi ci biir famille bi la amee doom jooju kenn xamul nuñ koy xoole donc cas yooyu minime la loolu day tax xale yu jigéen ñi dañuy nëbbu ci ginnaaw kaa boobu mën nañ la bañ a wax sax ni la sama nijaay ma violé wala dara mais comme que xam nañ ni saa boo bëggee ñu dindi sa ëmb ñu dindi ko donc lu la neex ngay def n'est-ce pas lu la neex ngay def fu la neex ngay taxaw ba jël ca ëmb ñëw ni bëgguma ëmb bi ñu daal di koy dindi ça ne veut pas dire que ku nijaayam wala papaam violé rek la ñuy dindi ëmbam buñ ko signé c'est valable pour grossesse bi nga xam ne non désiré la donc loolu mën na tax xale yu jigéen ñi di def naka sudul noonu ñëw di rey ay doom loolu du Sénégal lañ ko war a voté pour sama avis man parce que loolu du loo xam ni baax na ci sunu réew mii ñun li ñu waxoon rek ca njëlbeen la ñuy daanelee mooy lan aada yi nañ ko indiwaat xale yi nañ leen di surveiller ci biir kër yi instinct yu bari ñu ngi am ci biir kër yi inceste du moins yu bari mi ngi am ci biir kër yi c'est parce que parents yi ñoom ñoo ci duwul bàyyi xel parce que da ngay bàyyi magam bu jigéen ak mag bu góor tëdd benn néeg par exemple loolu mën na pousser xale bi mu def loolu wala ngay bàyyi sa xale bu jugee sa doom doo ko toppatoo yaa ngi sa néeg tëdd ba ko ci mbedd mi mu topp ci xale yu góor yi kii naan ka kaay ma jëndal la chips kii naan ka kaay ñu ànd fii ci donte xale la wala ñu koy uuf wala ngay bàyyi xale yu ndaw yi di nekk ak moom donc loolu day pousser xale bi ci loolu donc ñun dañu war a veiller ci loolu indiwaat suñuy aada teg éduquer suñuy fii éduquer suñuy doom am seetlu tamit bu baax ci doom yi nu am moo gën ñu jël avortement bi bëgg koo daganal buñ ko daganalee maa leen ko wax suñu réew dina yàqu dina gën a yàqu sax laa yàqu na ba parce pare que yàqu pare sax dina gën a yàqu sax n'est-ce pas waaw parce que ku réeri jóge fee rek day dem fayu ba ëmb ñëw daal di ñëw ci yow naa ne carrément comme daganal nañ ko rek dama koy yàq wala dara sama genre yi dañuy gën a cukkuru muur rek mu ngi noonu yow dinaa ñëw ci yéen léegi man pareegu ma après léegi ni yéen laay tëjee yéen xale yu góor yi yéen laay tëjee ma kuram su ma paree léegi dinaa ñëw ci yéen waaw parce que tamit xale comme ni nga ko waxee rek naa si xale moom da nga koy surveiller am na ñoo xam te ne doom bu ñu amee doom bu jigéen parfois xale bi day ne ci bedd bi di taxawaalu xoolal duñ ko sax solo lu baax slip sax duñ ko solo dañ koy bàyyi solo ko t-shirt muy taxawaalu ñu jël ki nekk si ligne bi allo
allo. oui allo kooku. man la Aïcha maa dellu si waat. waaw Aïcha waaw. maa ngi jégalu si dagg bi sànq. amul solo ñun ñooy jégalu kay ñun kay ñooy jégalu. damaa yaakaar ne thème bi aussi lépp dafa basé ci wàllu éducation familiale. surtout. parce que tamit xale bi nga xamante ne dafa nekk ci kër gi. terewuñu ko ngeen baal ma ci kàddu yi ci mbaraan précoce. wala ay. am far précoce xam nga wax ji dañuy naan grossesse mais yaakaar naa balaa grossesse day am luy xew ba pare. waaw surtout. waaw parce que xale bi nga xam ne dafa am ay faram yu bëri. chaque jour mu andi la xaalis nga soo ko laaj fa mu jóge. bu demee tamit ba andi ëmb boo goree dëgg di nga ko ci gunge. parce que boo bañee gàcce nga yóbbu ko hôpital yow yaay ji ci boppam yow yaa koy njëkk a protéger. léegi dem ci sage-femme yi lu ne nga wax ko foofu noonu fekk lépp yow la. kon yaakaar naa aussi nañ xoolaat éducation bi daal. dëgg la surtout. parce que lépp foofu la. man Gossas laa nekk bàyyi parents yëpp. sa dëkk ba. waaye tey jii bu ma demee ba nar a def lu bon rek dinaa leen xalaat au moins parce que jox nañ ma éducation. de deux maa ngi xool sama ñaari grand sœur yi ma am. kenn mosul def lu bon ba xëy am jëkkër loolu laay rêvé. ñooy sama royukaay xooluma feneen aussi. kon xam nga lépp ça dépend de l'éducation daal de la fille. dëgg la waaw ñu waxaat ci bu baax éducation concernant les jeunes filles. maa ngi jaajëfal ñëpp madame Ndiaye gros coucou. merci beaucoup merci Aïcha merci. merci beaucoup comme ni mu waxee rek magam maag moom ñoo bokkoon benn classe sama promotionnaire la infirmière la. mais moom ñoom it danoo bàyyi dëkk ñëw fii. donc bari na ci étudiante yi. bari na ci ñi nga xam ne ñu ci ligne bi tey dafa mel ni sage-femme yi ñoo aaye mbir mi allo. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam kooku. waaw madame Ndiaye man tamit goro naa fi. waaw tur bi. waaw ñoo ngi rafetlu émission bi. jërëjëf. rafetlu waxtaan wax dëgg yàlla. waaw kontaan nañ daal kontaan nañ trop. ñoo la gën a kontaan. xaaral ma jox la yaayu naa fi. waaw. allo. waaw man la yaayu naa fi. waaw dëgg la kooku sunu yaay la. waaw ñu leen di nuyu bu baax. ñu ngi lay fay maman. kontaan ci noonu ngeen def suñu jox jooju. jërëjëf ñoo ko bokk. bu baax ci man. jërëjëf ñoo ko bokk. daal na ko yàlla teralal moo leen ci. amiin. kontaan nañ torop. ñoo la gën a kontaan maman jërëjëf. waaw xaar ñu jox suñu beneen goro xam nga daa bari fii ay goro moo tax. dëgg la ñëpp dañ ko bëgg a jox. ñoo baax rek. dëgg la ñoom ñoo baax rek. allo salaamaaleykum. na nga def maa ngi fi rek. madame Ndiaye Anta Keita. madame Ndiaye Anta Keita waaw. waaw ça va. ça va bien. ñu doon contribuer ci suñu goro boobu rek. dëgg la. wax dëgg yàlla kontaan nañ ci émission bi. dëgg la ñoo leen gën a kontaan. moom li ngeen di wax ci xale yi moom wax dëgg yàlla parents yëpp fi nekk ni ku fi yow doom bu jigéen sax doo nelaw. dëgg la. ku fi yore doom bu jigéen sax doo nelaw mais yàlla baax na. dëgg la yàlla baax. maa ngi kontaan ci yéen bu baax. kontaan nañ ci naa si moom wax dëgg yàlla. jërëjëf. waaw xaaral ma jox la benn papam waaw baax na. kër gi moom macha allah ñëppay participer tey. dëgg la. salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi. waaw jàmbaar na nga def. ñu ngi fi rek sëñ bi naka mu. sant bu baax a baax ma la Maguette Ndiaye. Maguette Ndiaye jërëjëf naka mu. waaw di bàyyi naa fi na nga def ak soxna. ñu ngi sant yàlla alhamdulilah. waaw jox ma sama doom bi mu waxtaan ak moom. mi ngi lay dégg. maa ngi lay dégg waaw. maa ngi fi papa kontaan naa solo la. yooyu itam bu neex la tam bu moom wax dëgg yàlla moom mooy actualité parce que moo xew ci jamono. parce que laa di wax naan doom nawle la. waaye jëkkër sang la waaye nag nit ci nekk da nga war fonk say doom ndax ëllëg moo tax. boo fonkul say doom keneen mooy jóge fay ñëw jël ko. te keneen bu ko jëlee tamit du doon lu neex. waaw kon nag maa ngi gën a kontaan ci thème bi nag wax dëgg. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal tamit di kontaan bu baax ci famille Ndiayeen googu foofu laay sëy ñu bëgg ma lool man it ma bëgg leen kon mbir mi ay bëggante la kon mën nañ ko comprendre ci lii donc maa ngi leen di jaajëfal particulièrement sama yaay jooju muy sama yaayu jëkkër di sama complice di sama lépp sama confidente donc ñoom ñëpp kontaan naa ci ñoom comme ni ma la ko waxee rek ci avortement bi ma ni ko si benn xale bu ñëw ci yow ni la defal ma méthode planification ngay hésité naa ko defalam duma ko defal naa ko defalam duma ko defal kii xale la kii lii la kii laa ba bañ koo defal méthode bi dama leen di laaj ëllëg bu demee ba jël grossesse noo leen di def mu rey doom ji yéen est-ce que di ngeen ci sentir seen bopp oui ou non
c'était juste la question pour ma dugal leen ci bain bi pour wan leen ni leen méthode planification bi parfois moom mooy éviter avortement yi parce que boo ko joxee PF amaana dina ca bañ a jële ëmb ba di rey doom ji wala di dem di defi ji avortement donc loolu foog naa ni moo tax OMS dugal PF bi ñoom ñu dugg ci biir comme que jël nga sa yoon sa éducation xate na nga jël sa yoon ba jël mauvaise voie donc boo ñëwee ni nu méthode planification duñ def lu dul jox la ko mooy sunu devoir buñ la ko joxee nag léegi da lay tax doo ëmb mais tey buñ la ko joxul nga ëmb rey sa doom wala nga yàq ëmb ji wala nga dee ci wala sa doom dee ci donc ñun am nañ ci mais bu ngeen ko joxee keneen da koy wax beneen moroomam beneen moroom tamit di ko wax keneen bu ko defee ñoom dañuy tàmm fo bi dañ koy pratiquer c'est trop parce que dañuy ñëw ba ci yow naa la man de diw dem naa sage-femme diw moom jox na ma carrément méthode bi instant yi te duñu la wax ne sax da nga naan da ngay dem hôpital diw nga laaj tey diw waaw diw ñu dem ñu ñëw gis la donc Maguette loolu foog naa ne Aïcha wax na ko Aïcha mi duggoon sànq te duggaat mu ni loo gis rek ci éducation de base ba am na xale yoo xam ne mënoo fexe ba nu toog ak seen far te aussi maman yi ñi nga xam ne majeur nañu pour am copain buñ leen di bàyyi ñuy dem vers seen copain nañuy amener seen copain ci kër gi ñuy xam ki ni seqal kan la fu mu bokk ndax kii lii ndax kii laa parce que majeur na mënatoo ko tere muy am boo ko teree dina làqatu def ko ki nga xam ne nag matagu ko comme li ñu wax sànq nga bàyyi tablette yi di ko jox bàyyi portable yi bàyyi ba pare xale bu fekkee ni mi ngi commencé di dugg ci benn vie boo xam ne du vie am da ngay gis ni dafay changer ci comportement bi ni mu lay tontoo du doon benn da lay ñemee day dëgër bët en quelque sorte donc kooku faaw nga jël benn surveillance stricte ci moom fi may daanele mooy école yi sa doom dina jàng 3 at ci école mosoo faa teg sa tànk ndax mi ngi jàngi ndax jàngiwul amul léegi bu ñu jógee lépp ñu orienté ko vers sage-femme yi alors que parents yi ci kër gi ñoo joué wul seen rôle en quelque sorte 88 628 10 95 88 628 10 95 mooy bu mu jokkoo bi ngeen dugg ñu waxtaan waaye li fi waxee laaj bi fi wadd léegi ne yéen sage-femme yi est-ce que tey bu ngeen jàppalee nit jigéen mu avorté yéen médecins yi wala sage-femme surtout médecins yi nag ñoom moom ñoo gën a garaaw ñu jël kii nekk ci ligne bi bu fekkee am na 88 628 10 95 allo. maaleykum salaam. waaw ñu ngi sant yàlla dégg-dégg bi neexul. jërëjëf kooku. d'accord merci beaucoup merci. Amin merci beaucoup merci c'est gentil merci. jërëjëf dégg bi dafa xaw a sant Fall nag waaye nag 88 628 10 95 mooy bu mu jokko bi waaye li nee nañ yéen médecin ak sage-femme yi bu ngeen dimbalee xale ba mu avorté est-ce que yéen tey loolu du ngeen complice ginnaaw bi ngeen xamee li ci l'islam ak diine bi yëpp wax. ah bien sûr dañuy nekk complice ci affaire boobu. Pourquoi parce que ñu jël ku nekk ci ligne bi 88 628 10 95 allo. allo oui. waaw. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp. ñu ngi lay fay sëñ bi noo tudd. Muna Ñaa Kër Massa. may mun a ñaa naka mu. waaw ça va maa ngi leen di nuyu di rafetlu émission bi bu baax a baax. jërëjëf. waaw di leen wax ni leen nag gis nga affaire bi yëpp boo ko xoolee ci éducation la rek. dëgg la. waaw boo xoolee yëpp ku ñu mën a retourné waat dañuy ñëwaat ci éducation parce que da ngay gis parent boo xamante ni nii. da ngay yokk sa doom. liggéey bi gënal la sa doom doo ko woo à bas âge di ko jéem a expliquer. réalité yi am ci dund bi. surtout ça. waaw mi ngi noonu may rafetlu nag naa si ñaa wax dëgg yàlla vraiment kàddu yi mu si wax yëpp leer na. waaw avortement médicalisé bi nag may wax aussi naan buñ ko voté tamit. day pousser jeunes yi ñu gën a pousser leen ci ñuy def lu bon. parce que da ngay gis koo xamante ni si mën na nekk génn dem def lu bon ñëw yaayam ñëw surtout si ñun jigéen ñi en moom laay wax. ñu protéger sa doom. nga ne xaw ma soit benn parent moom la moo ko kii xam nga affaire yu demee noonu ñun Sénégal dañ ne. waaw mi ngi noonu may gën a insister nag ci loolu pour gars yi ngeen gën ci waxtaan parce que ñu bëri xam ñu dañuy dégg avortement médicalisé te duñu xam nu mu demee. may rafetlu émission bi bu baax nag di leen encouragé. di félicité naate encore une fois bu baax merci. merci beaucoup sama doom baay Mounass mën ngeen def ni moom 88 628 10 95 88 628 10 95 yooyu ñu koy jaajëfal moom Nass yi mais aussi ba tey Nass ci laaj bi ma la laaj sànq ne est-ce que bu ngeen dimbalee ki nga xamante ni mooy ndaw si ba mu
mu avorté ak li ci l'islam wax diine ji wax yëpp est-ce que tey loolu neen bu ngeen ko defee sax est-ce que après di ngeen mën a conscient wala ginnaaw bañ sentir ne complice ngeen ci mbir mi ñi koy def waaw ñu koy def diñ ci war a complice parce que li ma waxoon sànq rek laay ñëwaat képp ka nga xam ni aidé nga nit ki mu def avortement yaag moom a yem en quelque sorte parce que tey xam nga ni avortement c'est pas comment dire kenn daganalu ko nga ànd ceeg moom gis sa bëgg-bëgg wala bëgg xaalis mu jox la nga def ko mën nga ca échec nag de boo ca échecgee ci mooy ñi ñuy jàpp di leen dugal ci kaso bi boo sa échecgul boobu trace du fa am xale bu jigéen bi du ko mës a wax ñu nit duñ ko mës a wax wala ki ka def du ko mës a wax donc bel et bien ay complice ci biir geste boobu dañuy daal di dem déglu nag deuxième partie reportage bi ñu daal di dellusiwaat su ko defee moom defe naa reportage bi xaw na tënk li ci wax li ci askan bi wax li nga xam te ni ñoom ñëpp waa sage-femme yi tamit wax nañ ko bu sàngote élément bi bu jàppee rek jàppandee rek ñu déglu ko. Il est vrai que l'avortement donc médicalisé c'est pas ancré dans nos religions, c'est vrai, et les populations ne connaissent pas, compte tenu également donc des considérations religieuses. N'empêche que le monde évolue et que je pense qu'à toute fin utile, il est possible que les gens envisagent l'avortement médicalisé. Ça dépend des conditions. Si la femme n'est pas en bonne santé pour mettre bas son enfant dans les conditions les meilleures, moi je préfère l'avortement médicalisé pour la santé de la femme et de l'enfant. Je ne suis pas d'accord car on est des musulmans et il est inconcevable selon l'islam d'ôter la vie de quelqu'un, à plus forte raison l'avortement. waaw damay delluwaat sama collègue bi lu mu wax léegi rek parce que bu dee sexualité précoce bi loolu am na ay xale ay 18 ans moins de 18 ans yoo xam ne dañuy dem ci pharmacie wala ci hôpitaux yi dem di jël ay méthodes contraceptives yi di ko utiliser pour bañ a ëmb waaye cas boobu amul fii nii centre de santé Cambérène parce que ñun circuit boobu noonu du daw fii nii pour les enfants précoces yi nga xam ne mataguñu âge normal duggaguñu ci sëy bu ñu ñëwee fii nii ñoom duñ leen jël noonu directement pharmacie bi sax amul droit di jaay noonu sans pour autant que nga jaar ci planning familial ba ñu bindal la ordonnance cachée par la sage-femme nga ñëw fii ñu jaay la ko nga delluwaat ci moom bu dul loolu amul fii moom. jërëjëf ñoo ko déggandoo defe naa dégg nga li seen mbokk sage-femme bi wax mu mel ni nag waxtaan bi benn la avortement médicalisé kenn d'accord ci. kenn d'accord ci ndax ñun dañoo ne ci bureau yi di ci liggéey chaque jour. donc comme ni mu ko waxee mooy li ma wax sànq am na benn âge boo xam ne xale du ko yor dugg sa biir bureau naan la PF nga dik ko jox. koo koy jox mooy xale bi nga xam ni dafa mat a sëy mais mu jël option wu. sëyagul mais dafa bëgg planification familiale loolu waroo ko tere sa yoon newu ci peut-être mën nga am loo seq ak moom waxtaan ak moom ñu indi ko comme en tant que sœur en tant que par exemple grande sœur wala petite sœur ni que lii kat mën nga ci am conséquence lii par exemple lii mais teewul méthode bi da nga ko koy jox donc avortement médicalisé ñu wax bu baax ni que ni man de en quelque sorte d'accorduñ ci te ñi ma mës a waxtaanal ñu ne ci santé bi d'accorduñ ci kon loolu foog naa ni buñ ko indee réew mi dafay gën a yàqu ndax yàqu na ba pare kon nag su ma ko déggee nag dafa mel ni kon yéen sage-femme bi ñaari pàcc la am na pàcc boo xam te ne d'accord nañ ci ma am na ku ma ci jot a waxtaanal moom mi jot na ci indi sax ay leeral la commencé bëgg a expliquer di théorie waaye man ba tey fi man dama taxaw ne ko at loolu bu vote bu loi bi jàllee dafay mel ni dafa ne sama genre yi nañ ñëw gën a yàq xaaxale jigéen yi rek waaw loolu la rek moo yéen tamit kenn laalagu leen waaye yéen da nga cee am part de responsabilité ñoom xale yu góor yi parce que ñoom ñi am na des fois ñu jël xale bu jigéen xamal ko loo xam ne xamu ko alors que xale bu jigéen bi auparavant elle était innocente xanaa genre sàmbay la ñu ngi ci biir dañ ciy jouer ñoom it rôle bu important des fois nga recevoir benn xale mu ñëw ni la kii sama jëkkër la alors que gëjee nañ ci aadama foofu laa ñu waxee après ça mais complice lay doon ñëw ànd ak moom ni que sama jabar la waaw fan yi dafa lii dafa laa indi fa ay théorème teg te loolu sa genre gi la benn sage-femme wax na ma ko de benn sage-femme wax na ma ko benn sage-femme loolu benn genre makura la waxoo la benn genre makura carrément ñëw ànd ak gelam foofu ñëw naan damaa bëggoon mu def planning familial parce que affaire yooyu moom fan yi dafa feebar àttanul ëmb ak yooyu sage-femme bi di ko laaj ndax kii mës na am doom mun ko musul am doom moom dafa feebar te li ñu ko wax ni ko instant yi mënagul jël ëmb ndax dafa nekk xale yooyu noonu lépp ay lay benn sage-femme wax na ko genre makura yi ñu ba lu yàqu moo leen jërëjëf genre makura en tout cas lu mu mënti demee ay ñoom Samba Ndaw ak ñooñu man maa leen tane ñoom peut-être ñoom Samba mi sax maa ko tane
88 628 10 95 88 628 mais ba tey ci jàngat bi ñu def ci atum 2012 toll ci 51 500 avortement amoon na. suñ ko xaymaa mu toll ci téeméer boo jël fanweer ak juróom-ñetti ñoom ñëpp ci ay avortement lañ ko jaarle mu mel ni ba tey ñoom sage-femme yi ba tey dañ ciy ñëwaat ndax képp koo ci même boo demee enquête bi sax ci tribunal ba sax boo fa demee ñoom buñ demee dañuy wax dañ naan carrément sage-femme bi moo ma jàppale te aussi tur yi nga xam te ni mooy gare li nga xam te ni moom la ñuy naan boo leen naay foo ko jëlee dañ leen naan carrément sage-femme bi moo ñu ko bindal. ah bien sûr parce que pilule mënoo dem rek pharmacie taxaw ni jaay leen ma pilule. sur ordonnance ku ko jënd dañ la ko bindal. mais léegi ko bindal nag am nay cachet. léegi gis naa ñoo xamante dañ koy jënd sans ordonnance. gis naa loolu xanaa pharmacien ba benn poste de santé bi nekk fee parcelle gis naa ku taxaw di ko jënd sans ordonnance man maa ci teg sama bët man mi est-ce que du kooku tamit du patiente boo xam ni enregistré nañ ko ci registre bi taxaw wóoruma na ndax am na jëkkër wala amul jëkkër waaye dafa ñëw joxe ñu jaay ko sama kanam man maa ko fekkee man tamit yow it nga joxe ñu jaale rek lu ma joxe lan laa koy doyee Makura lan laay doyee ay xale la doyewul dara pilule donc pilule sur ordonnance kenn du dem pharmacie taxaw ni jaay ma pilule donc ku ko jënd man est-ce que kooku nekkul ci registre bi mu nekk patiente boo xam ni peut-être xàmmee nañ ko wala jaay nañ ko mu réer mu ñëw wax ak ñoon ñu jaay ko mais pour jaay ko nii sans ordonnance amul et aussi pour vous dire que am na beneen avortement boo xam ne xamoo leen ko parce que avortement rek am na yoo xam ne avortement yi vie wu yaay ji da ci nekk enjeu am na yenn ëmb yoo xam ne par exemple boo defee test nga ëmb ñu daal di ni la defal échographie boo defee écho non seulement première écho boobu dinañ wax ñaata doom nga ëmb mais aussi dinañ wax ndax doom ji mi ngi dund ba pare ndax fi mu taxaw baax na parce que y a des grossesses extra-utérines maanaam grossesse yi nga xam ne ëllëg ko mu développé ci biir buttu njurukaay bi ci biti la koy def te boobu dañ koy dindi kon loolu tamit avortement la mais dañuy def test ba pare def écho bi ni nu ëmb bi baaxul œuf clair la wala mu ni la grossesse extra-utérine la wala mu ni la molle idatiforme par exemple ñi may wax xam nañ li may wax donc loolu dañ koy dindi ci saa si da ngay ñëw ñu jox la garab ñu dindi ko wala ñu defal la aspiration génne évacuer utérus bi c'est parce que yooyu xale bi moo nekk en jeu wala yaay ji nekk en jeu cardiopathe yi tamit yi nga xam ne attanunu ëmb am na fu ñu toll foo xam dañuy arrêté seen njurukaay wala ñu bëtër ñi butitu njurukaay bi donc loolu tamit avortement la mais foofu dafa am fu ñu ko teg donc pour vous dire que doo dem hôpital ni ëmb bi neexuma wala dama doon foo ëmb par exemple léegi booy seet ba seet ne sage-femme yàqatuñu ëmb sax am na ñu bëri ñoo xam ne ay pas sëriñ parfois ñoo yàq ëmb ay bleu la ñuy naan bleu day yàq ëmb ak yaa ngi may dugal nag yaa ko wax yaa ngi may dugal loolu dama koo gis bleu noo ko xamee ak fu mu ko gisee sa xoolal sa maa ngi ree nag su ma paree fii nag am problème non en tout cas man dama koo gis génne ci Samba bleu la ñuy xooyal ñoo xam te ne bleu la ñuy xooyal di ko naan waaw noonu même pas bleu am na yeneen yu gën a terre à terre yu la gën a jege mais duma la ko wax boobu ko fi wax ma ko orantan xamante ne bu fi wax bleu xale yi ngi lay déglu waxal que ni avortement yi képp ku koy def sa bakkan mi ngi ci xott bon exemple de sa bakkan mi ngi ci xott bleu googu ngay wax mësuma ko dégg en tout cas daal article code pénal 285 code pénal da koy tere buñ la jàppee daan nañ la juróomi at mën nga dee sax ci biir kaso bi parce que kooku reykatu nit la en quelque sorte ba pare mi ngi poussé xale bi ak ñi ne ci gannaaw xale bi ñu adapté voie bu bon boobu alors que kooku mère de famille la wala père de famille la waroon naa indi xale bi won ko jox ko ay menaces ni ko tey bu ma gisee sa ëmb bi dara sikk si dinaa la dénoncer parce que ñëw nga fi di yàqu léegi dañ lay compale sage-femme léegi 88 628 ay sage-femme 88 628 10 95 88 628 10 95 defe naa li ñu jot desal ci simili defe naa fukki simili rek moo ci desee waaye aussi bëgg naa ñu wax ci point bu mujj bi côté boobu est-ce que tey mooy li nga wax léegi est-ce que tey jotul tey bu xale bi demee tey ba wan lor tey way juru xale bi jël ko indi ko ci sage-femme bi wax ak moom ñu menacé xale bi pour mu bañ a yàq ëmb bi ngir mu mën a toppatoo ay rendez-vous ma wala tey wala li ci ëpp ci askan bi donc da nga leen ci parents d'élèves yi ñu baal ma da ngay gis parfois dañuy menacé xale bi bu fekkente ne xale bi bu waxee bu ay waajuram xamee ne dafa ëmb dañ koy dàq kër gi dañ koy bu fekkee ni waajur yi yëg na ni ëmb na waaw dañ koy mais xale yi léegi dañuy ëmb ba wasin jot doo leen xam de c'est parce que parents yi amatuñu seetlu xale yi am nañ seeni stratégie pour nëbb seeni ëmb donc am na ñoo xam dañuy ànd ak seen doom ñëw man am naa benn visite boo xam ne femme bi dafa ànd ak yaayam yaay ji ñëw ni ma miyam moo ko sonal fekk xale bi mi ngi nekk en état de grossesse de 7 mois ça veut dire que 2 mois moo ko tere mu wasin loolu biir bi war naa loolu man sax su ma gisee war naa koo xam mu naan yaay ji miyom fibrome yaay ji man jànguma
jonguma mais mën naa dem ci sage-femme jiital sama doom mu xoolal ma ni ma kii lan moo ko dal mais toog mu naan la myome fibrome biir bi di màgg jëm kaw nga toog di xoole ba mu nekk ci benn terme boo xam ne nga ñëw waroon ko traité ndekete doom ngay yóbbaale souvent yaay ji day xëm wala mu crise fa yu kenn xamul nga nekk ci situation mais cas yu mel noonu est-ce que tey du ngeen woo yaay ji wax ak moom jéem koo dalal teg ko non man moom ku ma ci recevoir sama bureau ma def test nga ëmb sa yaay wala ki nga àndal indi la day toog ma ni ko def naa test bi dafa ëmb wala seet naa ko dafa ëmb balaa mu fiy génn pour que ëllëg parce que xale bi des fois da nga koy seet mu ni la nga ni ko ëmb la te yaay ji duggagul parce que boo koy seet yaay ji day génn dala naan dimbali ma bu ko wax sama yaay dama naan la déedéet man duma complice parce que ëllëg boo yàqee sa biir dañ naan sage-femme ba xamoon na ko damay woo sa yaay teg ko ci chaise bi teg la mu teg ko sa doom la dafa am jëkkër nga ni ma déedéet man la seet naa ko dafa ëmb ngeen régler seen problème mu jeex ëllëg bu yàqee ëmb yëgoon nga ni dafa ëmb li ndax li ci ëpp ndax lu jit njàkk ñoom seen yaay ñoom ñooy jit njàkk màgget ma lu jit njàkk ñoom ñooy njàkk parce que tamit benn wax nga sa biir wax tamit nga waxaal ni mariage précoce yi tamit dañu si joué waale rôle parce que tamit xale tamit da nga koy maye ci ba mu amee 20 ans 23 ans ñu jël ki nekk si ligne bi 88 628 10 95 allo yaa dagg na ba tey mën nga insister waat ci 88 628 10 95 way Maguette yaa ci mariage précoce yi parce que xale tamit da nga koy maye ci âge bu mu tolloo ci am jëkkër waaye nga jël xale bu am 16 ans 17 ans nga maye ko day dem sëy jëkkëram jël ko mu jël ëmb xale bi buy jur doom du mën a jaar sax en voie normale il fallait césarienne te yooyu mën na jur ay kii yoo xamante ne doo xam foo koy waxi jee parce que loolu mooy bassin immature xale bi bassin bi nekk ku pare pour recevoir grossesse donc day am ay complications parce que grossesse à risque lay def foofu bëgg naa nga indi ci ay leeral tuuti lan mooy différence koo xamante ni nii amagul 18 ans ma ñu naan majeuragul attanul ëmb yooyu benn complication lay indi non complication c'est au niveau du bassin bassin wu jigéen du day judd rek mu mata recevoir grossesse balaa muy mën a jàllale doom ci suuf day fekk mu am benn âge bi 18 ans jëm kaw bu ko defee bassin bi yax yi yëpp dafay formé wu pour que xale bi mën faa dund 9 mois pare def dégagement am def ay rotation am wàcc def dégagement am wàcc ci suuf daal di dem génn mais bu fekkee ni xale bi yax ya pareegul grossesse taxaw fa kooku doom bu fa jaar da ngay fatt comprendre nga donc loolu moom mooy indi souffrance fœtale yi dañuy obligé dem recours à la césarienne alors que xale bi mënoon na am par voie normale bassin bee pareegul woon donc lu tax ñu naan bu leen teel a maye seen doom yi du question wu affaire wax ko nii rek pour wax c'est anatomiquement xale bi du pare pour recevoir une grossesse même bu précoce sax même bu précoce bassin bi pareegul bul ni précoce parce que nit ku njool précoce am yaram nga gis ko daan ne xale bi waaw war naa mën a kii ëmb fekk yax ya ca boppam moo pareegul yaram ba moo précoce madame Ndiaye xale yi léegi ku leen mayewul sax ñu maye seen xale yi dañu amatul benn pudeur da nga ciy gis ku leen mayewul sax ñu maye seen da nga ciy gis koo xamante ni en réalité ay 14 ans 15 ans la mais boo ko xoolee ba ci kaw fekk waay mën na la ab boot di daw ak yow li ngay wax ni baat danga kaa dund Makoura non dund ma ko Makoura da koo dund de xam na lépp ñooñu xale yi yow li ngay wax ci xale yi ba tey da ngay delluwaat sa point de départ mooy éducation ba mooy xale ba nañ koy yore ak surveillance ba ca kër ga nee naa la xale day jàng ci école ba am fa BFEM yaayam doo xam porte école ba nu mu mel papaam non plus xale bi bu xëyee ni jàngi naa ñu ba jàpp ni jàngi naa bu wàccee ñu jàpp ni wàcc na alors que gis naa fi élèves yi tàggoo jàng tëjoog seen far ngeen baal ma ci terme bi ba guddi mu wàcc ñëw ni wàcc na yàgg naa ko fi wax nee naa leen parents d'élèves yi di vérifier seen emploi du temps doom waxoon naa wax fi ne leen koo xamante ni li may wax naa si xam da ngay gis koo xamante ni balaa ngay vérifier emploi du temps nga xam sa doom ban école lay jàngee loolu boo demee école ba boo demee forcément di nga xam école ndax boo demee ci école ba ñu jox la emploi du temps nga xam bi ñoom am sa emploi du temps changé emploi du temps bi jox sa yaay benn faux emploi du temps waxuma la xale bi jox emploi du temps mais da ngay dem ca école ba ñu jox la emploi du temps xale ndax boo xoolee xale stratégie yi ñuy def léegi da ngay gis koo xamante ne 10 heures 8 heures 10 heures day am isozo 10 heures midi amul dara ñëwaat Makoura yaag may fàttali jamonoy seen Cambérène te nga noppi ñëwaat midi 14 heures mais gis nga intervalle intercal boobu dafay dugal par exemple mat wala mu dugal fa EPS daal di ñëw jox yaay ji su ko defee yaay ji xool yàgg ngaa modifié emploi du temps moom laay wax léegi non ñun ay booy Cambérène lan xam nañ stratégie su ko defee yaay ji bu xoolee emploi du temps day gis 8 heures ba presque 17 heures yëpp day gis xale bi am na fa cours te alors que non xale bi journée bi ñaari cours wala ñetti cours dong la am ñu jël emploi du temps bi chargé moo tax chaque fois maanaam na parents yi di dem ci école ya ci prof ya ñu leen di jox parents yi dañoo gëstootul Makoura gis duñu toll nii dañoo amatul temps gëstu lañ defatul seen doom yi dañoo xoolatul xale yi daal yow imagine xam nga man lan gis nga parents yi xoolatuñu xale yi mooy yaay yi n'est-ce pas ci yaay yi ngay tourné loolu beneen débat nga fi dugal ci lan
c'est parce que yaay ji léegi yaay ak papa ñëppay jug liggéey dëkk bee naqari toll foo xam ne boo jugul liggéey fas sa ndigg lii du defar sa doom am na ñoo xam ne ñoo yor seen doom di leen fayal mensualité di daw lu nu dawee ci tali bi liggéey ñëw indi la nu talu nu toppatoo doom ji moo war a conscient xam ne sama yaay ji yendalatul fanaanatul ma ngay bale ma ngay ca hôpital ya ma nga ca biti ma ngay bale pharmacie ma ngay fobeere ji kër jàmbur rien que pour am li may fayale donc kooku moo war a mature daan ni sama yaay taluma man naa nekk sama magu bopp mais yaay yi talatunu doom yi ndax lan du question wu sàggande benn côté sàgg nañ ci waaye tamit parents yi muy bàyyi yu góor yi ñoo defatul seeni warugar genre ma kura gi moo ko teree mais xale yi dañoo jombaleetul dara xam nga moo jombale la xale yi dañoo jombaleetul dara balaa ngeen ma fi si wala ko da ngay gis këru lëmm koo xam ne jigéen a ko yor day daw kooku nag day am temps wu dem sa école ba nan waxante dëgg wala nan waxante dëgg ñëw ci benn point wala yaay am benn problème boo xamante ni war ko faj comme ça liggéey mu ni doom ji doo dem sa nijaay diw mu may ma foofu loo xam tànnak bu demee ne nijaay jooju noonu wala kooku mu jàppee tonton sa koñ ba genre makuro dama sa tonton makuro mu may ma foofu 2000 francs man du ma def loolu nag léegi su demee xale bi bu demee foofu makuro di ko xoolee bëtu kii de moom comme ni yaay mi ngi ko yónni ci man xaaral naa xaw a loolu moom beneen domaine la mooy que ni après makuro bu ko joxee boo amee jigéen waroo di ko yónni donte xaalis la éviter di ko yónni ci ay nit bu yónni woon doom bu góor du ko jox comme mi ngi ko yónni jigéen ñi da ko jox beneen yoon mu ñëw war ko makuro daal di ki nappe xale bi jël ko def loolu day jour déglu naa ko ci benn émission très important waa dëgg la li ñu cëralee si waxtu jeex na waaw léegi kon dañuy remercier rek di rafetlu bu baax émission bi encore une fois may kontaan bu baax ci ñi nga xam ne ñoo ne sama ginnaaw fii nga xam ne fa laay liggéeyee muy institut santé service sama élèves yi ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn di ñaanal aussi sama élèves yi nga xam ne ñu ngi def examen infirmier comme sage-femme ak ñeneen yàlla yombalal leen ko te mu jig leen di bu ma jugee foofu dugg suñu kër di gërëm bu baax sama waajur yi sama maam surtout di ñaan yàlla guddal fanam sama tante ya fa nekk di ñaan tamit sama yaay yàlla xare ko àjjana bu ma fa jugee daa dugg fi may sëy fi nga xam ne ñoom laay tiitaroo ñoom laay safoo muy famille Ndiaye di jiital ca bopp ba sama yaay Ngoone Ndaw donc ñëpp daal ñu ngi ci biir ku nekk bébé yeeg ñay raam ak ñoom ñëpp ñu ngi ci biir kontaan naa ci yéen daal vraiment je suis très contente pour l'émission donc liñ fi wax daal na doon loo xam ne day jëriñ xale yi donc ñu bàyyi ci xel bu baax parents yi surtout ubbite école bi donc ñu bàyyi ci xel ci liñ fi wax yépp bu dee nag am na côté yoo xam ne dëng na ñu xam ne ay nit la nu matuñu ñu comprendre surtout école bii di waaju ubbi nag xam ne lépp luy xew ci année scolaire luy xewee année scolaire bi moom lépp luy xew fa la xew Maguette ma bàyyi la nga tàggatoo waaw mu ko di rafetlu émission bu baax a baax di wax parents yi tamit nañ gën a ñaax xale yi tamit te ñu xale yi tamit gën a góorgóorlu xam ni carrément ay affaire de planning familial daal nga xam ne ñu ko jël teg ko fële daal ñu xam ne suñu valeur ñun ñoo gën a cher parce que genre makoro mën nañoo jox la benn 500 000 carrément di la ko neexalee rien que pour sa bopp te xam ne ñun li nekk suñun moo gën a cher jigéen dafa war a fonk boppam téye boppam ba gis jëkkër mu jël ko mu fees dell yaayam kontaan seen waa kër kontaan kër gi ngay sëy nga siggi fa ndax dara gënul fort loolu dara gënul neex loolu bégal sa yaay dara gënu koo neex ñun suñu valeur dafa cher waaw dafa cher trop sax nañ gën a góorgóorlu bu baax a baax di sant ñëpp di sant waa parcelle 1 ba 26 ñoom pendage ñëpp ak may bàyyi xel ak suñu waa kër yëpp ak waa marché Gueule Tapée ñoom bàyyi Demba Duudu ñoom ñëpp ñu ngi ñuy bàyyi xel bu baax a baax di gërëm sama bàjjenu gox Binta Fall tamit di ko remercier bu baax ak Babacar Souare ak ay mbokkam ñëpp ñu ngi may bàyyi xel di gërëm waa rajo bi yëpp technicien ñoom Samba sama série Birane ñoom ñëpp ak ñuy bàyyi xel bàyyi ko rek bàyyi waaw léegi man dama ci gërëm gi maa ngi gërëm tamit koo xam ni sama collègue yëpp mais ki nga xam ni moo sës ci man muy Hawa Ndiaye dafa sibiru léegi la ma woo naan ma bëggoon na dugg mais dafa feebar moo tax ma nit maa ngi koy gërëm di wax kuku tamit sama bébé boobu Mbay di nuyu tamit yaayam Binta si di nuyu ñëpp waa Pikine ñëpp famem donc merci beaucoup Makoura merci beaucoup ñuy jaajëfal kii di Mor Fall bi wootee ca Yofa Ami Ndiaye ay sa seen ca Médina ak élève yi nga xam te ni ñoom ñëpp ñu ngi doon déglu émission bi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal moom kaw fan njabootam gi mu doon wax nag ñoom Anta Keita Madame Ndiaye ak ñoom Maguette Ndiaye ñoom ñëpp ak mooy mun a ñaamunaas ñaam ñi fi woote ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal ak ñi nga xam te ne bëggoon nañoo dugg nag waaye ñu ngi doon déglu ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal di leen wax ne c'était votre émission Ëttu Ndaw ñi nag fii sur la 98.2 ci studio El Hadj Omar Fouti Tall ñi leen di baal ak buñ fi waxee loo xam te dafa dëng wala dafa teggine lépp loo xam te dañ doon defar rek moo ñu fi teg lépp nag loo xam te nag bëgg askan bi jëriñoo ci rek moo waral la ñu def ci émission bi di leen jox dig daje ba mercredi prochain ci beneen thème Samba bye bye